jàngale wuñ ndax lu tax dañoo arrêté jàngale yi muy enseignants yi muy étudiants yi ñaari syndicats yi nekk ci université yëpp ñi nga xam ne ñoo lëng enseignants yi dañoo arrêté seen enseignement lu tax ndax dañoo arrêté ku bokk ci ñun lu tax ñu arrêté ko parce que tout simplement dafa demoon manifester pour défendre intérêt peuple bi intérêt population sénégalaise devant hausse courant bi ñu yokk parce que bu leen fàttali ko matul ñetti at dañu doon wax naa Sénélec société prospère la excédent am sax da koy jaay ñu xëy tey ninu am na déficit ay milliards bu ñu yokkul courant bi dootuñu am courant te duñu jox benn explication nit sant xanaa ku koy rendi di nga ko bàyyi mu yuuxu loolu ñun moo ñu indigné en tant que enseignant université te bu soobee yàlla lu mu laaj pour ñu génn ko dinañ ko def. yu yoon jàpp ni méngoowul ak na mu waroon tëddee ndax loolu am na leneen loo xamante ni xëy na moom moo sabab lu mooy li ngeen farandoo lu mooy li mu nekk ab jàngalekat ni yéen. loo xam ni xëy na moom la askan wi di gën a mën a jàppale yu gën a yanu maanaam par exemple. waaw mais Khalifa yi maa ngi leen di gërëm di la sant di rafetlu également invitation bi mu permettre ñu mën a toog waxtaan ak seen téléspectateur waxtaan ak Sénégalais yi ci li nga xamee ni effectivement moo xaw lëmbee réew mi jamono yi xaw a lëmbee également université yi muy jàpp bi ñu jàpp suñu naataango muy Babacar Diop ñuy fàttali rek c'est vrai bi ñu ko jàppee ñun jóg nañu pour indil ko suñu ndimbal indil ko suñu jàppale ndax quand même ñun dañ jàpp ni enseignement supérieur dañ jàpp ni également SAES ñun famille lañu koo ci laal rek ñëpp yëgandoo ko donc lii wolof di wax naan genn golo gudd na mais foo ci laal borom yëg ko donc loolu mooy premier aspect bi donc suñu naataango la ñu jàpp muy jàngalekat ak comme ñun ñu bokkandook moom syndicat ñu jàpp ko muy devoir ci ñun di warugar ci ñun ñu jóg taxaw pour jàppale ko ñu mën a génnee ci mbir moom kooku mooy premier aspect mais deuxième aspect bi également bu leen fàtte ni quand même ñun syndicat la ñu et que donc dañu nekk structure boo xamee ni dafay sàmm ak yelleefu doomu aadama mais également di sàmm ce que l'on appelle donc le pouvoir d'achat maanaam nit ki koom-koomam bi nga xamee ne war na ci mën dundin bu teey xel dundin boo xamee ne dina ko mën a permettre également li mu war a def yëpp mu def ko ci loolu yaakaar nañu ci fànn woowu la Babacar génne ndax dañoo yokk njëgu courant bi te ñu xam ni njëgu courant boobu bu yokkoo yemul rek ci Babacar yemul rek également ci njëgu courant bi ndax dafay am yeneen également répercussion induite ci yeneen produit donc ci biir cadre boobu ci la Babacar jógee mais ñu mën a jàpp ni jogalul boppam kese mais ñun ñëpp la jogal donc looloo tax bu ko ci dara fekkee dafay jaadu pour ñun ñëpp également ñu ñëw indil ko suñu taxawaay. xam nga dëgg-dëgg bi li tax xëy na mu am ñaari position ci combat bi ngeen di xeex maanaam wala ñaari gis-gis mooy ne ba muy ne bëreet di demul ci turu syndicat bi demul ci turu kuréel gi ci turu boppam la demee waaw ndax loolu war na mën a tax mu jur gàllankoor ci njàng meek njàngale mi. waaw xam nga loolu tamit bu ñu koy wax mooy dañu xamul ni SAES tëddee. parce que SAES dafa nekk kuréel goo xam ne ay maanaam ay mbind ñoo ko tënk. waaw donc lu ñuy tuddee suñuy charte te ci suñu charte yooyu soo demee am na ci benn article boo xam ne dafay wax ni. maanaam lépp loo xamee ni taxawaay la boo xamee ni buy permettre à askan wi. ñu gis seen bopp ci lépp loo xam ne doxalin la ñun loolu dañ ci war a taxaw ça veut dire que donc bu fekkee ni dafa am yokk courant bu am même bu fekkee ni kenn ci ñun moo jóg dem dañuy jàpp ni ba muy dem waaw dañuy jàpp ni ñun bu muy dem demalul boppam kese ndax li ko war et puis li ko war wane mooy bi ñu ko jàppee dafa ñu yónnee ndaw pour wax ni jàpp nañ ma kon bi muy dem yëglu na waaw bi muy dem ñun xam nañu ni dina dem xam nañ ko xam nañu ni dina dem bon pourquoi mais parce que tout simplement comme ni ma la ko expliqué dafa nekk ci benn combat politique bu ngeen ko xamal non du combat wala ay position activisme yu ngeen ko xamal non du ni position activisme ni politique c'est-à-dire que dafa nekk loo xam lu tax jàppoo ni par exemple lu tax jàpp leen ni par exemple Malick Diagne mi wax léegi dana dem wala keneen dana dem mais mu leer leen ni moom dana dem pourquoi non mais parce que tout simplement xam nga dafa nit ku nekk dafa am ce type d'engagement
ñun ku ci nekk. donc il est engagé politiquement. ñun ku ci nekk da nga am engagement. Oui. muy engagement politique am. di engagement syndical. donc il est engagé politiquement. waxuma ci engagement politique am. parce que man li ma ko mën a xamee. parce que man maay jiite syndicat bi. donc li ma mën a wax mooy c'est quelqu'un boo xamee ni dafa am engagement syndical. mais lan moo tax ngeen jàpp ne mu biroon leen nit dina dem. mais parce que dafa am engagement syndical. ban xeetu engagement. dafa am un engagement syndical. xam nga dañ leen miinul si yu ni mel bu ñu leen si miinoon xëy na werante bi sax du am. ne ko xam nga loolu nag li ko waral. ñëpp xam nañ ni SAES ba mu sosoog léegi ci 1985 ba léegi. combat bu nekk bokk na ci. xëy na ñiy jiite SAES ku ci nekk ak sa doxalin ni bopp. su ngeen seetee bu baax a baax ki ma jiitu man ñu di ko wax Seydi Ababacar Ndiaye ma di ko rendre hommage. dañ ko daan gis lu bare ci manifestation yëpp. parce que tempérament moo demee noonu man sama tempérament demeewul noonu. ku ci nekk ci ñun dafa am but bu ñu visé but boobu nag ñun ñëpp moom la ñu wëri. mais nañuy def ba am ko bokkul ni ñu koy doxalee. c'est-à-dire que on a un objectif mais pour atteindre objectif boobu. ñun ñëpp bokk ñu ni ñu koy doxalee. donc Sénégal looloo tax. peut-être que avec man gaa ñi gënuñu ma miin trop ci yenn génn yi donte am na marché yu bari yoo xam ne bokk naa ci mais man je suis un homme très discret. ñi ma xam ñëpp xam nañ je suis très discret même bu ma duggee ci biir manifestation du ma feeñ. mais beneen également affaire bi mooy. organisation lañu boo xam ne également du ñu dem ci fuñ ñu invité wul. parce que bu ñu nit invité wooñu bu boobaa ñun danañ def tout soit ñun ñu dem wala ñu yebal délégation. kon Diop teg na tànkam fu mu fi mu ko teg baax na foofu la. fi mu ko teg non dama gis kat nga ni fu ñu leen oowul du ngeen fa dem. non fu ñu woowul man. maanaam nga bind SAES. individuellement wala disons structure bi. du jóg dem. donc kan lañ jàpp en fin de compte kan lañ jàpp. est-ce que jàngalekat bi lañ jàpp dañ jàpp jàngalekat bi wala activiste bi lañ jàpp wala politicien bi lañ jàpp. man damaa jàpp ni. man dugguma ci problème activiste bi man li ma jàpp mooy. jàpp nañu jàngalekat jàpp nañu syndicaliste. man loolu laa jàpp. très bien est-ce que du coup combat bi pour parler un peu de façon un peu terre à terre est-ce que combat bi génnul gaam. déedéet mi ngi ci biir gaam ndax dafa bokk ci suñu charte ñun. suñu charte daf ci bokk taxawu askan bi. taxawu askan bi daf ci bokk de loolu taxawu également liggéeykat yi te ñu jàpp ni li Babacar doon xeex. mais lu tere boobu ba tey dégguñu leen ci courant ba Babacar génnal boppam. waaw mais xam nga mbir mu nekk. comme ni ma la ko expliqué ñun syndicat bi dañu xaw structuré te xaw am nu ñuy doxalee. parce que dañoo jàpp ni effectivement benn mooy combat bi du combat kese Babacar Diop. mais du combat kese également syndicat yi mais ñun dañoo jàpp ni combat central syndical yi la. donc c'est une bataille boo xam ni. centrale corporatiste. waaw centrale yi. ñoom ñoo ko war a jël en charge. donc. ci loolu la ñu nekk di ci waxtaan parce que pare gu ñu parce que mbir mi bureau national SAES du bis bu nekk lay réunir. dafa am périodicité ci rencontre am ñoo ngi am daje. samedi le 14 incha allah. ginnaaw ba seen naataango jàngalekat moom ngeen di jàppale ma expliquer rek ne la samedi. su ñu defee suñu réunion bureau national. bu boobaa communiqué dinañ ko mën a génne. pour wax ni bureau national du SAES lii mooy xalaatam lii mooy gis-gisam ci wàllu yokkum courant bi. alors mais parce que depuis bi ñu yokkee courant ba léegi bureau national dajeegul. justement comme à l'heure actuelle ki ngeen di jàppale mooy seen naataango. Babacar parce que moom ngeen exigé ñu bàyyi ko. oui exigé la ñeneen ñi moom ngeen exigé. principalement ñu bàyyi ko. non dañu wax ni accessoirement. non on a dit ak tous les accessoirement d'accord mais Babacar Diop moo ci gën a fës. léegi bu fekkente ne ni yéen seen naataango ngeen di sàkk ñu génne ko. non du moom li tax ñu jàpp ko loolu lan moo si seen taxawaay fii léegi ñuy xaar samedi la moo si seen gis-gis. est-ce anam yi nga ko jàppee. non yu méngoo wala yu méngoowul. xam nga ak marche bi ni mu tëddee. xam nga Baba Khalifa. en tant que républicain est-ce que jàpp ngeen ni anam yi ñu ko defee méngoo na ak ni mu waroon demee. Khalifa ñun dañoo jàpp ni. constitution. waaye. maanaam charte réew mi. dafa am lu mu tëddee. waaye. am lu mu wax ni ku am wala kuréel wala nit. nga def déclaration loola naqadi na nga mën def sa marche. nga def déclaration pour def sa marche. ñu jox la itinéraire nga topp ko. gis nga loolu pour ñun. pour ñun on peut en discuter man dama bëgg a xam. en tant que secrétaire général du SAES. xam nga loolu yëgal la lan nga xalaat ci loolu. en réalité non moom laa la bëgg expliquer fa laa jëm parce que c'est le fond du problème. fa laa jëm see le fond du problème du li ñu leen jàpp tout court. mais le fond du problème mooy li ñu teggi itinéraire ak li ñu teggi également
bërëb boo xam ne kenn war fa manifester mais également li ñu teggi. non foofu lañu ñàkk am ndigal. foofu lañu d'accordul ak ñi parce que wax ni. oui place bi dañ tere ku fi manifester dafa am arrêté boo ko génnee. mais là nous sommes en train de parler du palais de la République. non waxuñu ba léegi fa laa jëm si ba boo ma bàyyee ma egsi dinaa ñëw dama la bëgg xam rek ne la dafa am manifestation boobu dañ ñu wax ni arrêté moo ko interdire. mooy arrêté Ousmane Ngom moom mooy interdire que dans le périmètre. en ville ñu bañ fa manifester. ñun ñu jàpp ni loi constitutionnelle mënul nekk en dessous d'un arrêté ministériel. on est bien d'accord mais la mooy sa gis-gis si citoyen Sénégal am lu ko naqari dem ba devant le palais de la République. falaa jëm sew yow dama la bëgg xamal ne la pour man li ma jàpp mooy nit am loola naqari manifester ko fuiteel manifestation bi devant le palais présidentiel pour ñun loolu signe la boo xam ne dafa war a wane la maturité de notre démocratie. dafa war a et l'ordre où est-ce que vous placez non parce que xam nga ordre mooy ki nga xam ne dafa ñëw nga dégg ñu ni am na lu mu yàq am na lu mu violenté am na loo xam ne daf ko def loo xam ne ni dafa woroo. là on parle de symbolique moo gën a fort. mais symbolique waaye mais. jàngalekat nga xam nga li ma wax. mais attendez symbolique mooy lan mooy loo xam ne ni lii dafa jëmmal. mais loolu mu jëmmal. xam nga c'est très caricatural mais am na ku ne ma pour la première fois de ma vie ma gis garde rouge taxaw si wetam photo wu laa xamoon. ma gis garde rouge muy intervenir. mais loolu téye doomu aadama. mais loolu Khalifa. oui ñun bu ñu neexee bu fekkee ne dañoo bàyyi suñu esprit rek mu libre di daw nu mu ko neexee ñun bu ñu neexee mën nañ ci am beneen interprétation. parce que bu ñu neexee mën nañu wax ni l'état par essence est machiavélique. non attendez faa jëm xam lan la non Sénégal la ñuy waxal. non bëgguma ñu philosopher. non on va pas convoquer Machiavel. non xam ñuy def non dama la bëgg wax dëggal bal bi wax mu leer. non dama la bëgg xamal ne waaw l'état bu ko neexee mën na nekk l'état bu machiavélique c'est-à-dire que man bu ma neexee ma bàyyi sama xel muy daw su ma neexee mën naa wax ni est-ce que on n'a pas voulu aspirer ñoom Babacar aspirer ñeneen ñi mu àndaloon ba ñu egsi ba foofu pour que ñu mën am yeneen charge yu gën a diis yu ñu teg seen kaw parce que xam nga dafa xaw doy waar. mais la suite des événements. day démonter argument boobu. justement parce que non da koy démonter parce que y a des têtes qui sont tombées. non parce que mais looloo tax dans à l'entame de mes propos mu wax la ne la l'État peut être quelquefois très machiavélique. parce que fii ñuy def naan dafa am tête yu tombé. mais tête tombéwul dañu changer ay nit. c'est-à-dire dina jëlee kii fii de toute manière am na ay dispositions yu jël après. mais est-ce que c'est des décisions conservatoires. disposition xam nga dañoo jël kii. ki nekkoon Ndar peu importe mais am na lu stop. waaw mais non dañoo jël ki nekkoon Kaolack indi ko fii jël ki nekkoon fii yóbbu ko Kaolack. xam nga loolu mënuñu ko tuddee sanction. xam nga man sanction bu fekkee da nga naan ma kii dañ ko sanctionné. kon da nga bëgg a wax ni vous êtes en train de dire que nguur gi ñoo leen bàyyi ñu dugg ba si grille palais de la République pour ñu mën leen a gën a daan. non dama la wax ne la bu ma neexee. bu ma bàyyee sama xel ñoo mettre en péril. non la sécurité du président de la République. non on ne peut pas mettre en péril Khalifa yow tamit. c'est pas 15 personnes yoo xam ne yoruñu arme yoruñu dara. mais loolu mën na impliquer. non loolu bala fetal mënoon na see génn. non Khalifa ñi fa nekk ñëpp. bala fetal mënoon na see génn non jàpp quand même. dama la wax ne la bu ma neexee bàyyi sama xel. xam nga jox la benn caricature sànq. kaa ma jox la beneen caricature du sax caricature c'est anecdotique. guni gi romb na si oto yi parents am. romb na Élysée génne fital factice mooy fital ak fowukaay. dañ dóor si kawam. waaw ba tey. waaw léegi. ba tey léegi. mais da nga xam nga da nga wax ni dafa génne bal fital boo xam ne nii même su fekkee ni c'est fatul fowukaay la. waaw mais ñun dañu wax ni ñu jàpp Babacar gisuñu ci moom arme gisuñu ci moom paaka gisuñu ci moom rabbu. gisuñu ci moom dara da ngeen solidaire ci acte bi ci li ñu teg. non du question solidaire. c'est-à-dire solidaire non est-ce que yow doon nga ko def. est-ce que doon nga dox ba foofu ba. non xam nga man amul. est-ce que doon nga teg itinéraire bi dox ba palais. non amul man bis mu nekk ma romb palais. mais je veux dire non mais on parle de circonstances précises. mais je veux dire ñun bis bu ñu décider SAES. décider ni dafay def marche. oui. ñun dinañ ko jaarale fu mu war a jaar. mais SAES républicain ay républicain ngeen. waaw mais bu ngeen décider marche da ngeen def déclaration. autorisation jaar bu ñu leen joxee autorisation. waaw jox leen itinéraire. waaw di ngeen ko topp wala du ngeen ko topp. non mais ça dépend. ça dépend de quoi. mais parce que xam nga itinéraire
xam nga marche. est-ce que cautionné ngeen li xew bi pas non du question cautionné xam nga Khalifa ñun dañ tolluwul. c'est que Fall booba tey tontu woo ma. non ñun dañu nekkul non fuyuñ. c'est que ñun dañu bëggul il faut nga jël position tout de même. non dañu bëggul. vous êtes le secrétaire général du SAES. oui il faut mu leer. non dañu bëggul dugg ci. oui dugg ci débat wu ndax li mu def jaadu naam jaadu. xam nga ñun ci benn débat lañ toll nii. parce que bokk leen ay intérêt. non du question. parce que si njëlbeen gi da nga mel ni ku junj ne moom politicien la wala. non déedéet junj ma dama ni da nga ni oroon nañu ne moom dina dem. dama ni la. dañu xam Babacar xam nañu ko ci engagement ba mu nekkee étudiant ak léegi. waaw ba mu nekkee étudiant ba léegi il a toujours été un homme engagé dans les causes sociales ba mu nekkee étudiant ak léegi. ñun xam nañ ko bu baax a baax. ñoo nekk nag moom. donc xam nañu ni. moom bu mbir jotee. da ciy dem ba jeex. donc amul problème mais ñun nekkuñu di débattre ci ndax li mu waroon am na wala ñun dañoo jàpp ni dafa am suñu naatangoo bu ñu téye devoir la ci ñun de solidarité ñu xeex ba mu génn bu génnee nag leneen luy am ndax ñun dañuy toog waxtaan ak moom ñox dañuy kooku ñun la concerné. loolu buñ ci eggee danañ xam mais pour le moment ñun toute notre énergie suñu dooleeg suñu kàttan ak suñu xalaat ak suñu xam-xam lépp dañ ko dajale pour que mu génn. xam nga li ñenn ñi di joytu mooy li SAES di réclamer ne ñoom ay républicains lañ. moom lañ nekk ay démocrates lañ. moom la ñu de. ñu jàpp nit. waaw ci lu ñu ko tuumaal loo xamante ne nii xëy na teg nañ si bët. mais ginnaaw gi non man waxuma li ko motivé ak loolu. teg nañ si bët ñu ne yoon na ko bàyyi. waaw mais maanaam bu ñu ko jaarale si yoon nañu ko bàyyi. déedéet Khalifa loolu foog nañu ko teg. mais Khalifa bu ma neex léegi ko ma defaat ma indiwaat beneen comparaison boo xamee ni je ne commente pas. oui. defuma benn commentaire ci li xew ci ngañ ban. li xewoon ngañ. Njaañ waay kokki defuma commentaire. oui. mais bu ma neexee def parallélisme des formes. oui. ma méngaleel. jàngalekat lañu jàpp. ñu tuddee ko sëriñu daara. ñu tuddee ko oustaz ak lu mu mën doon ndongo lañu. sëriñ lañu jàpp. li ñu ko jàppee. dafa ndànk rek li ñu ko jàppee yoon da ko daan. dafa falaa jëm seeg yow. waaw dama non ba ma bàyyi tuuti rek ma expliqué la. parallélisme dañ ko jàpp moom ak ay yeneen i nit ñoo xamee ni du ñu ay jàngalekat du ñu ay sëriñ. ñu ni li ñu ko jàppee yoon da koo daan. ñu jël ko dugal ko moins d'une semaine ñu entendre que dans le fond juger ko génne verdict moins d'une semaine. flagrant délit. ba tey ñu jël jàngalekat mu am ñu mu àndal. ñun jàngalekat bi lañ jàpp. moo tax ma def parallélisme defar ñu jàpp jàngalekat ak ay nit ñu mu àndal. ñu ni kon su fekkee ni woon dañoo amoon as gaawantu ci mbir ma le lu tee mbir mi bokkul si fond bi bokkul si forme bi. si déedéet. ñaari ñëpp dañu wax ni dañoo teg maanaam acte boo xamee ni. yoon da ko dàq. man foofu laay waxee. defuma commentaire ci ndax dëgg ndax li ñu def jub naam jubul. dañu ni dafa def loo xamee ni ku ci nekk ñoom dañoo jàpp da ngaa def loo xam ne. je pense que c'est quand même un peu malsain. déedéet parce que non mais non dañoo jàpp ku ci nekk da ngaa def loo warul def. gis nga comparaison boobu noonu. tout de même. non parallélisme laa def mais loolu kay. non dama def parallélisme des formes li nga def dafa doy waar. non dafa parce que xam nga ni enjeu yi du benn. non te réalité yi du benn. si te infraction yi du benn. non parallélisme laa def man dama ni la kii dañu ni waxuma lu mu def ndax ku ci nekk waxuma li nga def. dama ni la kii dañu wax ni dafa def loo xam ne ni yoon da ko dàq. waaw kii def loo xam ne ni yoon da ko dàq. léegi conclure. léegi comme dañoo jël kële. waaw dugal ko. en moins d'une semaine. maanaam matul semaine. waaw juge bi entendre na ko dans le fond. ba pare ñu juger ko. waaw joxe verdict. daan ko ñaari at wala xaw ma at. ak sursis oui. ak sursis ñu ni kii tamit dafa def loo xam ne ni yoon da ko dàq loolu la ñu wax. lu tax maanaam gaawtu bi ñu gaawtu ba mën woo juge bi mu déglu leen. ba pare ñu yóbbu leen juger leen ñun loolu la ñuy laaj. loolu rek la ñu wax waxuñu dugguñu ci fond bi dugguñu ci yeneen dañoo dugg rek parallélisme bu dee forme ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk li nga def yoon da koo dàq. ñoom ñaar ñëpp. man dàq naa parallélisme bi. bu la am nga ci droit même bu fekkente ne nii bëgguma aussi dugg si ay commentaires. non am mais de toute manière. am nga ci droit sénégalais yi seetaan nañ ko jugé. am nga ci droit léegi beneen affaire bi mooy yéen a ngi diggee ay plainte wala ay kalaame loolu fan ngeen si toll. ak fu ngeen si jëm. waaw xam nga bul fàtte ni nag. ni mbir mi dafa am beneen syndicat boo xamee ni bokkuñu. même su fekkee ni ñoo bokk combat bi. Sud-Est. waaw. même su fekkee ni ñoo bokk combat bi. ñoom dañ ci dugg effectivement wax nañu ñoom
li nga xamee ni moom la ñu nam def. mais loolu yéen seen nekku non ça ne vous engage pas. si ne waxuñu ni ba léegi duñ ko def de. mais dañuy jàpp ni ñun fi mu ne may waxanteeg yéen ñoo ngi teg ay jéego pour waxtaan. ak nit ñi parce que dañoo bëgg quand même Sénégal au moment où ñoo ngi waxtaanu dialogue social ñuy indi Famara président Famara ñu installé ko officiellement. ñu jàpp ni bu ñuy waxtaanu dialogue waroon nañu mën a quand même fexe ba situation réew mi ñu jéem fexe ba indi ci parce que pour ñun vraiment pour lu mel ni kese. warul tax ñu indi benn situation d'instabilité dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur ba mu tax ñi nekk di grève étudiants yi di ci dugg di grève alors enseignants yi dugg di grève te loo xamee ni mën nañ ko régler ci suñu biir. ci ay waxtaan loolu moo tax effectivement. li ñu war a teg. muy combat syndical mais je pense yaa ngi génn gaam. non génn ma laa génn nga gaam. kam la moo tax génn nga gaam. génn ma parce que regarde. génn ma gaam maa ngi ci biir maa ngi ci biir ba léegi la moo tax mën la génn nga gaam. maa ngi ci biir ba léegi parce que Fall. bu fekkente ne nii par exemple man en tant que journaliste. commettre naa benn infraction si mbedd mi. waaw loo xamante ne ça n'a rien à voir avec l'exercice de mon métier. ñu ne ma niib tey. journaliste yi bu ñu génnee ne dinañu ma bàyyi parce que journaliste la parce que dañuy xoñoñal journalistes yi est-ce que vous trouvez ça juste? mais oui ou non, c'est dichotomique. non, c'est pas un oui ou non. Parce que ça non, dépend tout simplement. Moi je demande, est-ce que vous trouvez ça juste? Non. Est-ce que pour yow loolu yaru na maanaam wala yaru na Non, maanaam? moi je trouve que tout simplement. Parce que tamit après c'est l'anarchie sinon. Non, c'est pas une anarchie, c'est tout simplement, tout dépend pour moi disons des conditions dans lesquelles et les circonstances dans lesquelles yow ci lan la jàppee parce que loolu dafa am solo ci ñun. loolu dafa am solo trop ci ñun c'est-à-dire que jàpp bi kese amul solo. kon Diop raw na leen. non bu fekkente ne ni combat bi yéen combat bi maanaam inscrire ngeen si logique boobu ba Diop jiitu leen. non jiitu bañ jàpp kasi. non daf ñu demal kon raw na leen. non demal leen nee nga bi muy dem yëgu leen ko. non déet te xamoon ngeen ne dina dem. nee nga bi ngay dem yëgu leen ko. si nee naa la xamoon ngeen ne dina dem mais biñ ko jàppee yónnee na ndaw si. déedéet déggoo li mu la wax de dama ne la ba muy dem xam nañu day dem donc xamoo ba léegi nan la ñu xamee day dem. bon non rek ni ma xamoon nañu ne. xamoon nañu. xam nga xamoon nañu ne dana dem. oui ak xam nañu ne. dem na du benn. peut-être que wolof bi moo xaw leera di. mais xam nañu ne day dem. donc mais mënuñu la wax ne la. du ñu taxaw fii di wax ni. ndax canon yii la ñu amoon wala déet mais ñun xam nañu day dem. alors prochaine étape ñoo ngi ci xeex bi ñoo ngi jéem dinañu ko def xeex bi nu mu waree dinañu également continuer suñu waxtaan ak ñi nga xam ne ni am nañu njort ni. buñ ci waxtaanee xëy na ndox mu sedd mën nañu ko ci wis ñoo ngi koy continuer def. parce que est-ce que pare ngeen pour gàllankoor doxalinu njàngale mi ci biir université ci seen collègue bu ñu jàpp ci leneen loo xam ni ça n'a rien à voir ak njàngale mi. non du question njàngale parce que dañu jàpp ni suñu collègue boobu la mu doon doxi ñun la ko doxalil parce que ci lañ bokk te nee naa la ñun samedi le 14 bu ñu dajee dinañ génne suñu communiqué di ngeen ko jot pour wax xam ni suñu position ci li taxoon mu dem doxi lool maanaam yokkum courant bi. donc dañoo jàpp ni ñun ku nekk ci ñu ndaw la. ku nekk ci ñun ndaw la donc ku nekk mën ngaa doxal mën ngaa dem représenter donc le CS donc bu ñu ko jàppee ci loolu. il faut que ñun ñu apporter ko suñu soutien. apporter ko également à sa famille. très bien alors dernière question am na benn phrase boo xamante ne ni génne woon nga ko ci sa gis-gis parce que sànq juñu nga ko mbiru dialogue national bi ci crainte boo xam ne am nga ko ci multinationales yi taal réew mi. waaw bu fekkente ne nii. pencoo ñu jafe-jafe ñuy jànkonteel. foofu fan laa ko defee woon. ndax yaakaar nga ni à Thiès. non dama voilà. est-ce que yaakaar nga ni loolu ànd na ak anarchie bi nga xam ne yéen a ngi koy suuxat. non déedéet ba Khalifa yaa ngi def nag vraiment fii ne nag léegi yow yaa génn. non enfin. parce que bu dul lii rek di lee. non dañu wax ni bu dul ordre di désordre. non déedéet dañu wax ni. oui ba may def Thiès dama ni. te loolu. képp ku déglu bu baax li may wax di nga xam ni li ma wax lu yàlla maanaam dama ne réew mi ñu nekk di Sénégal pétrole feeñ fii li fi jot a génn gum ci jugement yëpp ce sont des jugements offshore benn jugement onshore lañ fi amagum yaakaar naa mooy bu nekk côté Diourbel ñu ni donc li fi nekk ci jugement yëpp offshore lañu c'est-à-dire que mi ci kaw géej gi mi ngi nekk à 150 kilomètres donc ci biir géej gi et que par conséquent ni ñu gisee doxalinu yenn multinationales yi. mooy bu leen neexee mën nañu fekk réew. ñu jaxase ko ba nga xamee ni état central bi dootul amati tal
pour discuter ak ñoom. su ko defee ñoom mën nañ nekk ci kaw di manque seen loolu moo tax ñu ni il faut que Sénégal ñuy fexe ñun ñëpp. pour que commencer par respecter l'ordre. ñun ñëpp. non jàmm di fi am. oui jàmm c'est jooju important. nag jàmm jooju nag. li koy suuxat. li koy indi lu bare la li nga ciy wax ni as tuut la ci. l'ordre. non déedéet non du question ordre non du question ordre bi nga wax yow parce que da nga jël ordre bi. teg ko ci doxu ñi nga xamante ne ba ñuy dem amuñu arme yoruñu gànnaay yoruñu dara dañ doon dem dox pour wax rek ni ñun d'accord duñ ci yokk bi ñu yokk courant bi loolu dong la mais ordre bi nekkul foofu. Fall xamul du loolu dong. loolu moo tax sa parallélisme bi du taxaw. loolu moom dong ma leen yóbbu. j'espère juste que comme léegi Diop fexe na ba ngeen sóobu ci combat courant bi léegi di ngeen sóobu ci combat bourse yi pour jàppale boy yi. ñu bañ di nekk ci mbedd mi tout le temps. mais loolu boo fekkee ni xam nga SAES. oui di nga xam ni loolu ci la ñu mës a dox. je vais vous faire une révélation. L'augmentation des bourses ci sama gémmiñ la génne. oui mais il faudra changer de fusil d'épaule parce que boobu ba tey dara changé wul. non dama la bëgg xam rek ne booy génn ci mbedd mi. non dama la xam rek ne la. oui augmentation bu mujj bi. bourse bi ci sama gémmiñ. très bien. pour wax la rek ñu ñu jàppale xale Fall Malick Fall jërëjëf ñu ngi gërëm di la sant njiitu SAES syndicat autonome des enseignants du supérieur ñu lay gërëm di la sant. mais merci beaucoup amoon nañ mbégte dalal la ci kennu askan wi di lañ jox dig daje ëllëg bu sooy suñu borom ci beneen ponk bu yitteel askanu Sénégal ak fu ñu mën a yeewoo ci àdduna bi ñu fanaan jàmm.